jërë ngeen jëf waa Kebs FM Géoul FM ak Géoul Art TV maa ngi leen di sant bu baax ci jàkkaarloo bi ma jàkkaarloo ak yéen ma bëggoon ko bu yàgg nag mais xam naa ni jot gi moo ko mayewul woon kon ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaam di sant suñuy waajur di nuyu askanu commune Ngourane bi yëpp ak département bi yëpp ak Sénégal yëpp di sargal tamit suñu mentor le président Macky Sall président de la République du Sénégal di ko remercier aussi ci kóolute bi mu nu ko wóolu ba dénk ñu li ñu dénk au niveau de la caisse de dépôt et consignation en notre qualité de secrétaire général. Alors li ngeen ma laaj tuuti ci sama présentation maa ngi tudd Cheikh Dey Thialaw Seck dëkk Ngourane juddoo fi jàngee fi dëkk fi tamit je suis marié am naa benn soxna ak yàlla may na ma tamit ay bant maa ngi nekk ingénieur du génie civil diplômé de l'école supérieure polytechnique ginnaaw loolu def naa benn spécialisation à l'ISTE Institut supérieur des techniques de l'eau Université de Liège en Belgique bi ma jógee foofu def naa aussi benn diplôme en gestion et planification de projet à CETIM International Montréal et bi ma jógee foofu tamit def naa benn MBA au niveau de l'université Paris-Dauphine en France à Paris donc loolu mooy ci tënk ci sama jaar-jaar ci wàllu jàng am naa nag yeneen certification mais yooyu jarul limaale daal pour sama parcours professionnel bi ma jógee sama wàllu jàng maa ngi liggéeyee au ministère de l'hydraulique defe naa ñu bëri xam nañ ma ci liggéeyu forage ay at yu bëri liggéey naa ko foofu d'ailleurs nekkoon naa responsable bi fii ci Louga ay at yu bëri ma jógee foofu dem ministère des finances à la direction centrale des marchés publics j'ai participé à la réforme des marchés publics du système de passation des marchés publics bi ma jógee direction centrale des marchés publics ma dem AGEROUTE agence de gestion des routes pour liggéey ci wàllu tali et cetera alors bi ma jógee foofu tamit maa ngi dem au Millennium Challenge account ñu yóbbu woon ma Burkina Faso ma def juróomi at yu teg tuuti doog a ñibbi si Sénégal waat dem caisse de dépôt et consignation fa laa nekk ba léegi président de la République wóolu ma nommé ma foofu secrétaire général au niveau de la caisse de dépôt et consignation. waaw président ñu gis parcours bi nga kii muy parcours bu am solo macha allah ñu gis fu bëri jàng sa wàllu liggéey tey ñu gis la nga boole toog li nga xam ne moom mooy politique ndax mën nga ñu wax man année nga door politique. waaw jërëjëf dinaa sawar waxtaan ci aspect boobu man defe naa ni yéex naa sax a dugg ci politique parce que xamoon naa ni depuis le départ que nekkul sama vocation mais da ngay dem toll foo xam ni la gestion de la cité maanaam nu ñu yore sunu yëf day dem ba nekk nag warugar ci ñëpp surtout boo gisee ni lu bëree ngi sooxe lu bëri waroon naa am te amul ndax peut-être ñàkk taxaw ma juddoo ci commune bi yaakaar ni war naa mën a apporter dara fekk maa ngi ko doon def nag toujours nag bari na ay réalisation yoo xam ni def naa ko waaye ma gis ni am na lu ma gàllankoor parce que am na benn ndomba tànk boo xam ni politiquement nga ko mën a amee pour mën a wax ci baatu askan wi taxaw leen fi ñu leen war a taxawoo fexe aussi li nga xam ni mooy seen wàll ci réew mi nga mën ko taxawee ba wammatal leen ko mu ñëw ci ñun loolu donc mooy justifier sama laxasaay pour dugg ci wàllu politique. ñu gis nga taxawal benn parti ndax mën nañu xam parti nga taxawal naka la
parti bi ma taxawal wala boog parti bi ma demee ci élection mairie bi mu ngi tudd parti ëllëg Sénégal coalition ànd defar suñu gox ëllëg Sénégal parce que ñun dañoo bëgg inscrire nos actions déjà dans le futur maanaam ci kanam li ñuy def nii yëpp c'est lu baax la mais perspective yi ak fu ñu bëgg a jëm fu ñu bëgg a jëmale suñu gox ak fu ñu bëgg a jëmale suñu réew lan lañ bëgg a liggéey ci suñu réew ci jamono yu ñëwagul loolu mooy solos suñu parti bi. alors yàgg na la dégg ci ay action lu bari ay programme au niveau de Ngourane lan nga réalisé dans cette commune ba tax nga envoyé ko boobu ba nga samp sa dënn. waaw defe naa nag commune Ngourane dafa ma mas a ñor wax naa leen ko ba ma duggagul ci politique sax doon naa ci yëngutu te seede yi bari nañ fi defe naa ni fi ma njëkk a liggéey wax naa leen ko ci wàllu hydraulique la jàpp naa ci fexe ba daanaka dëkk yi amul ndox ci Sénégal ci commune bi bariwul defe naa ni bu Ngourane bi firnde la ci ndaxte gis ngeen ni bu ngeen demee ci forage bi di ngeen gis ni benn château d'eau bu ndaw moo fa nekk ak benn château d'eau bu mag benn château d'eau bu ndaw bi mooy liñ fi njëkk a def gis ne dëkk baa ngi màgg di am ay kër yoo xam ni ñoo sut château d'eau bi di am ay jànkonteeg ay jafe-jafe pour am ndox ci la ñu defee suñuy pexe ci benn projet boo xam ni maa ngi ci nekkoon coordonnateur ñu fexe ba réaliser ci château d'eau bi ak réseau mooy maanaam tuyau yi ñu suul tuyau yi ni château d'eau bi toll rek la tuyau yi toll tuyau yu mag la maanaam 160 millimètres de diamètre mu alimenté quartier yi nekk Ngourane yëpp moo yóbbu ndox Bakaya Ndiaye Bakaya Dia ak Loyeen te château d'eau bi mën naa ëpp loolu sax xëy na dinañ ci egsi man su ma nekkoon maire am naa projet boo xam ni fi ñuy wax ni ndox ma dafa manqué am naa ay pexe yoo xam ni xëy na dinañ ci mën a trouver solution dinañ ci egsi bi ma jógee ci wàllu ndox boobu bari na fi ay forage yoo xam ni maa leen doon taxaw defe naa ni bu ngeen demee di ñaax poser foofu ay question yàgg naa leen taxaw ci paanu forage wala ay équipement yoo xam ni ci forage bi lañ koy jëfandikoo bu ngeen seetloo tamit ci benn projet bu ma nekkoon ci laa xalaate woon boobu politique gu ma ci laa xalaate woon ni naa ci def benn programme d'électrification des forages ci projet boobu laa yóbbu woon courant bi forage yu Mbisis Dia bi forage yu Ndiñaax Fall forage yu Ndaween forage yu Ngourane fekkoon na ma électrifier ko ba pare bi Ngourane amee courant et sama xalaat booba tamit moo doon ni su ma yóbboo courant bi ci forage bi pour tas ko ci dëkk bi dina gën a yomb te booba defuma politique mais nag sama gox la sama dëkk la am naa ay opportunité ma dugg ci domaine yooyu bu ñu jógee foofu defe naa ni wàllu ndox laa waxagu naa mën nañoo wax toujours ci wàllu tali Ngourane bi mën naa ni sax lu ma gën a sawarloo pour ma dem liggéey Ageroute tali Ngourane bi nii la ci la bokk defe naa ni bu ngeen xawee am ay at tuuti comme man xam ngeen ni amoon na ay at yoo xam ni tali bi doyoon na waar lool parce que tali bi moo ñu mag depuis avant les indépendances la mais daanaka benn liggéey amu ci woon donc bi ma demee foofu def naa samay dugg def samay pexe ba ñu defaraat tali bi def naa it samay dugg ba ñu def marquage tali bi def naa samay dugg ba ñu bind tali Ngourane bi maintenant dans le réseau routier Sénégal nga xam ni kon bu yàqoo rek mën na noo def ay lijjanti ba ñu ñëw defaraat ko ni ñu ko war a defaare bu ngeen ko seetloo at yi yëpp daanaka bu gàmmu jubsee dinaa dem def li ma war a def ba nit ñi ñëw defaraat tali bi bu ñu jógee ci wàllu tali bi maa ngi bëggoon a waxtaan tamit ci wàllu santé bi defe naa poste de santé bi bu ngeen demee laajte ñu ko jiite foofu xam na ni sama loxo dugg na ci duggaat ci bu bari ci wàllu garab mais li ci gën a fës nag mooy bi Covid bi ñëwee
ñu xaw a tumuranke trop ci jumtuwaay yi jàppale naa leen ci ay masque ci ay gel ci ay gants ci ay maanaam daal yëpp yi nga xam ne soxla woon nañ ko ñoo ma defaloon seen liste ma jënd ko indil leen ko fi ñu sédd ci tamit case de santé yi nekk ci commune bi yëpp yamuma foofu au niveau départemental aussi jàppale woon naa les femmes ci ay masques jàppale naa Croix-Rouge ci ay jumtuwaay pour seen liggéey lu ko yombal jàppale naa tamit askan wi ci ay dund pendant ci Covid bi mu amee loo xam ni moo gën a takku fuuf li nga xam ni moom la mairie bi ak ñi ko jiite joxe woon te nekkuma maire bu ñu jógee ci wàllu éducation am na yu ay parrainage yu bëri yu ñu ma defal yoo xam ni c'était pour ñu mën a yaatal culte de l'excellence ñu joxe ay prix xale yi gën a xarañ ci jàng jàppale leen aussi ci ay fourniture école Ngourane bi bokk na ci école Ngay Jawaar ak yeneen yu ma mën a tudd ci kii bi ci commune bi tabax nañ fi ay salle de classe ci département bi defe naa ni ku ko dem ceeb gis ñaari salle de classe yi nga xam ni ñun ñoo ko def ci jàppale caisse de dépôt et consignation muru école arabe franco arabe bu Ngourane bi tamit bu ngeen ko rombee gis ngeen ni clôturé nañ ko loolu it man maa ko def ci jàppale caisse de dépôt et consignation bu ñu jógee ci wàllu jigéen ñi lijjanti naa fi ay formation yu bëree bëri ci jigéen ñi ci wàllu nu ñuy soppalee céréales yi nu ñuy defare ay saabu nu ñuy defare ay nu ñuy gérer gestion ba pare defal leen financement yoo xam ni man maa def garantie bi maa constitué benn garantie utal leen tegal leen li ñu tuddee laytaay fonds de caisse bi fayal leen aussi ouverture compte bancaire bi ñu lebal leen defe naa ne ku dugg commune Ngourane boo waxtaanee ak jigéen ñi ku toogati di xëy di nelaw dafa laa neex bu may am vraiment mbégte bu ma defee tour bi niñ may waxee kii naan ma lii ci laa ko defar kii neen ma lii laa wax dëgg yàlla ma am ci mbégte bu baax a baax te di fas yéene gën ko yaatal te gën ko woyofal ma eggale tuuti jigéen ñi utal naa leen ay matériel yoo xam ni day yombal seen liggéeyu kër ay moulin ay machine wal machine gerte machine nu mu tuddati machine tege-dege mini boulangerie sax wutal naa leen ko ak équipement yi mu war a àndal yëpp waroon nañ koo commencé installé waaye nag ñu ngi ci lijjanti problème mu suuf ma jàppale leen pour ñu jéem a wut abri bu ñu ko def pour ñu mën cee liggéey jàppale naa leen tam ci koppar yi nga xam ni moo war a liggéey kii bi tey daal bu ñu amoon suuf suñ ko def rek defe naa mën nañoo commencé liggéey boobu fi may daaneele mooy bu ngeen xoolee at yi mujj yi yëpp jeunesse su Ngourane daanaka amuñu benn activité sportive coupe du maire yi dégg ngeen ko xale yi ci seen caravane yi ñu ma doon defal ci communes yi ñu ngi ko leen expliqué coupe yi amatul woon ñu xaw a am tuuti ñax-ñaxu xol te comme président daf ñu wax ni ko nañ def ñoo wax ñun ñi ko nekk ci wetam nañ ko jàppale ci jeunesse yi nañ ko jàppale ci jigéen ñi à défaut de la coupe du maire man wax naa leen ñu organiser lu ëpp bis at mu nekk lu ëpp juróomi tournoi ma financé ko nekk parrain yi ñu kontaan ci lool bu ngeen gisee seen laxasaay bi ñu laxasaay derrière moi vraiment wax nañ ma ko dañ ma bëgg a delloo njukkal teg commune bi sama loxo pour que ñoom tamit ñu mën a tuuti am épanouissement fi may daaneele mooy ci wàllu étudiants yi it defe naa ni leen mairie bi waroon taxawoo daal des na dañuy wax ni bu ñu demee foofu daanaka subvention yi mairie commune Géoul ak bu Bandène di def comme ay mbokki neen lañ ñooñu ñoo leen di yóbbaale mu naqari leen lool te pourtant ñee budget lañ am ñoom ñu am budget léegi man sama kemtalaay kàttan jàppale naa leen ci li ma mën a jàpp voilà daal de façon ramassée li nga xam ni defagul naa ko pour jàppale sama commune ak sama askan. mais ñu gis commune bi comme ni nga expliqué d'après bi ñu déggee sa explication
ne commune bi sooxee yow tam ëllëg boo toogee ci nga xam sa commune nga nekk maire baal dal ñeneen ñi doo daal du ma dal parce que man defe naa ni commune boo ko bëggee doxal acte 3 de la décentralisation daf ñu jox ay possibilités ak ay capacités ndax boo bëggee doxal commune bëgg ko yemale ci budget rek fonds de dotation yeeg fonds de concours yi te bu ñëwee sax fa nga koy dugal du priorité wu askan wi day poser problème man ni ma bëgg a doxale commune bi maanaam gestion participative collective et inclusive moom laay prôné participative parce que danaa organiser forum boo xam ni dëkk yëpp dinañ ñëw daje ak ñu daje benn wala ñaari fan waxtaan génne lépp li nga xam ni mooy sikku commune bi village par village ñu prioriser ko xool li nga xam ni première année bi mën nañ ko def par moo xam nga xam ne moo gën a jàmp ñu jublu si li ñuy njëkk a jël nag mooy effectivement budget bi nga xam ni moom la état bi mettre en place budget boobee tamit ni ma doon gisee muy doxee dina wuute pour man parce que man ni ma comprendre un budget mooy fonctionnement warul la quadrupler wala quintupler investissement donc man dinaa fexe inverser la tendance incha allah deuxième chose xam naa ni loolu du doy de li nga xam ni mooy budget bi état bi joxe ak recette municipale yi du doy waaye état bi mettre na en place ay structures yoo xam ni am na ay opportunités yoo xam ni mën nga ko jëli gis ngeen programme bi président teg pour les lampadaires solaires war nga caa mën a lijjanti indi gis ngeen PUDC li ñu def ci en matière de piste et de route gis ngeen financement DER yi ak yeneen semence yeeg tout ça man gis naa ni commune bi profité wu ci benn yoon Ngourane laa gis ci commune boo xam ni benn lampadaire solaire amu fi ci biir commune ba mu jeex financement DER yi kazalika ak yeneen. donc foofu dinaa fexe loolu yëpp ñu gis ci suñu bopp bi ci des mooy l'acte 3 de la décentralisation l'acte 3 dafa jox maire yi ñu war a exploiter li ñuy wax coopération décentralisée ab maire war na mën a sol yéreem dem ci bitim réew wut foofu ay partenaires ak yenn pays def ay jumelage fexe daal ba koom-koom boobu nga xam ni ëpp na foofu ñun tam ñu xool nu ñu ci fexe ba indi ko suñ dëkk matériel yi nga xam ni tamit war naa mun a fonctionner fii ñu fexe aussi luñ ci mën a xëcc ñu indi ko. ñu gis foofu nga xam ne ñoo ne maire dafa war a dem wuti ji nga gis yenn saa yi bu gars yi di campagne ñu ne maire dafa war a toog jege askan bi yow nga ne maire dafa dem di war a wuti ji yan kàddu ngay di leeral ci ñooñu nga xam dañuy bëgg maire bu leen jege toog seen wet rek. très bien man ni ma koy comparer borom kër gu man boppam mën na toog ci kër gi borom kër gu am compte bancaire boo xam ni fees na dell la nga war a def lépp def nga ko tabax nga li nga war a tabax jàngi xale yi couvrir nga dépense yi yëpp mën ngaa toog sa kër di jaamu yàlla waaye borom kër bu dépense am motul bu toogee ci kër gi làmbaay ñaaw di damaa defe ni kay da ngay wut soxna su baax wala boog ak jëwrin bu baax a baax boo wutee indi jox soxna si mu defar ak jëwrin bu ñu defar boo demee nag ba li nga war a def lépp nekk bu boobaa di nga mën a toog jege askan wi waaye li ma bëgg a wax mooy du question wu jege wala sori askan wi man maa ngi fii laa nekk Dakar gii bu ma liggéey sama liggéey samedi ba àjjuma ma ñëw fanaan si toog fi àjjuma samedi dimanche ba lundi ma dem sama yoon te du ma maire du ma dara amour bu ma am ci dëkk bi ma dëkk fi moom loolu moo tax ma def ko bu ma nekkee maire dafa am loo xam ni dama ko warloo ak askan wi benn ñaareel bi tamit damay am loo xam ni administration daf ma koy may ndaxte nag élu local laay doon ni nga xamee ni bañ a teew bureau dafa nekk contrainte ci man bu ma nekkul maire bu ma takkee ndombo maire bi nekk élu local dafa am lu ma administration may loo xam ni dinaa mën ni nekkuma bureau bee waaye maa ngi ci askan wi di leen saytu kon soriwaay boobu du ci am waaye nag maanaam da ngay boole nekk ci askan wi boo fa waree nekk
dem wuti tamit boo waree wuti. ñu gis ci loolu yenn saa yi nga dégg askan wi am ñoo xam ne ci yetu jàngat ne maire Cheikh Ngourane tey bu jëlee li nga xam ne mooy commune bi dañuy tayle yan kaddu ngay ni ci ñooñu nga xam ne ñoo yëkkati kaddu yooyu ne da nga bëgg a jël tayle leen dellu Dakar dem toog. lan nga tuddee tayle. tayle mooy dem Dakar du fi ñëw ci. nekkuma maire man sama fierté mooy Ngourane ñëpp xam nañ loolu mësuma toog 2 semaines yu ma ñëwul Ngourane bu weekend bu ma ñëwul Ngourane mooy nekkuma Sénégal wala soxla téye na ma Dakar soxla boo xam ni mënut a ñàkk a rester foofu waaye kon kay kuy def loolu te doo maire boo nekkee maire est-ce que mën nañ la reprocher loolu. mais dañuy faral di gis ne gars yi bu ñuy bëgg dañuy ànd ak nit ñi mais bu ñu xasee ba am rek dañuy ñàkk askan wi loolu lan la. ça dépend ci nit ñi boo nekkee nitu nit ñi man ñëpp xam na ni man tàmm ma tëju sama kër heure boo ñëwee bu ma ñëwee nit ñaa ngi fi n'importe quand n'importe comment boo yoree yëfi askan wi nag dafay war a yokku en tout cas ku dul woon tëju boo nekkul maire yaakaaruma ni boo nekkee maire di nga tëju. monsieur le maire ñu revenir tuuti ci sa programme parce que dañuy gis askanu Ngourane li ñuy jàmbat mooy amuñu fu ñu fajoo nee nañu chaque fu feebar jotee talandoo yi dañuy jaabante ñii di dem Ngourane di dem Géoul di fa fajugee ndax yow le soir du 23 janvier bis bu ñu jëlee réew mi tekk sa loxo ndax pare nga pour créer ay hôpital fii nii ay centre dispensaire fii nii ci nga xam ne mooy commune Ngourane. voilà wax naa ci tuuti xanaa ma gën ko leeral def naa tuuru commune bi yëpp sama xol sax day jeex parce que da ngay dem ci ay case de santé yi amoon ci dëkk yu bari ba Ngourane bootoo ci des communautés rurales Géoul la fa nekkoon Ngourane jël indépendance am nekk communauté rurale jóge fa ñu ne maire yi mooy gën a jox ay responsabilités collectivité territoriale ñu def ko maire yi infrastructure sanitaire yooyu fa amoon di case de santé yi nekk en état de léthargie boo xam ni waxuma la ay fajukaay waaye toiture yaag lépp màbb na bunt yi mais ba fa duggee sa yaram bi day daw matériel ba fa amoon na ko si néew moom kenn xamul sax fu mu jaar kaña yi ak jaar yi ñoo fa nekk ci ñoo mooy seen dëkkuwaay mais loolu d'abord sama première en tout cas première action yi may def mooy jéem a réhabiliter ces cases de santé là et puis fexe ba ñu dox am jumtukaay yu ñu doxee incha allah budget bi dinañ ko ci prévoir mais tamit dañ sul daal dem ministère de la santé am nañ fa ay xarit am nañ fa ay xame fexe ba vraiment infrastructure de santé yooyu dox yaakaar naa ni tamit lu toll ni commune Ngourane polarisé une 40aine de villages jekkoon na poste de santé bi fi nekk plus de 20 ans waroon naa mën a màgg ba nekk lu mu bon centre de santé bu baax bu opérationnel loolu it dana nekk suñu yitte incha allah man daal sama yitte moo doon mooy nekk nii wàllu santé bëgg naa Ngourane gii incha allah am centre de santé bëgg naa dëkk yi yelloo am poste de santé am ko yee yelloo case de santé am ko ñu def une santé de proximité comme ni ko président de la république bëggee ci askan wi. yenn saa ñu dégg ñuy wax ne Cheikh bu jotee li nga xam ne mooy commune bi day jël suuf si dagg ko jaay yenn saa yi bu ko gars yi di campagne sax dañ ko am na ñu koy campagne yan leer ngeen di ci askan wi pour ñu gën a am seen bopp mën a gën a yëkkati ci kàddu yoo nga xam ne askan wi am waaw xam nga loolu moom yàq dara la su ma demee ci dëkk yi sax bëgg ci wax dañ naan ma bu ci wax parce que nag Sénégal nag pays de droit la y a la loi sur le domaine national ñu koy wax nag nañ dem xoolaat loi boobu lu mu wax moo ñu koy wax nag te jàng laa wax mais li ñu jiite moom malheureusement xamuñ bu ñuul ak bu weex donc il faut ñu dem jàngaat balaa ñuy wax li ñuy wax la loi sur le domaine national dafa leer nañ d'abord maire mënul dagg suuf maire mënu ko y a un conseil communal ñoom ñooy saytu lépp domaine bokk ci foncier bi bokk ci te boo demee ci loi sur le domaine national dafa wax ni administration bi ñoom loo bëgg a def ci suuf si administration bi en tout cas moo yore le dernier mot population bi dafa war a d'accord ci li nga bëgg a def conseil communal bi d'accord ci
ngeen xam ndax li ñuy def utilité publique la bu loolu yëpp yembee ngeen jël kayit yëpp jébbal ko sous-préfet wala préfet wala gouverneur ça dépend ci di kaddu waa fii loolu yëpp bu ma waree am naka la ñu waree mu ne wax ni maire mën naa def loolu. Ensuite deuxièmement man dama am suuf comme ñëpp samay mbokk am suuf commune Ngourane bi ñëpp ay mbokk lañu naka nga mënee dëkkee ci dëkk boo xam ni ñëpp bay lañu yaakaar nga bëgg ni da nga même bu la yàlla joxoon man be kartan bi sax nga ni da ngaa bëgg a jàppale askan wi naka nga loolu nga xam ni ci lañ yaakaar nga nay xalaat benn yoon ni da nga koy nangu ci ñoom wala da nga leen di jaay doole wala dara ñu ñàkk ñu fayda de. ñu gisaat askan wi ñu wax ne Cheikh bu jegee li nga xam ne mooy askan wi am na kàddu yoo xam ne koy faral di yëkkati ne man tooguma bay dem ay dëj wala ma dem génte ba yenn saa yi dañ koy wax ne Cheikh bu jege askan wi moo tax gis nañu ne leader bi nga xam ne moom la war a jàng moo ko gën a jege askan wi yan leer nga indi foofu ci li nga xam ne kàddu yu yëkkati nañ ko ci ñàkk a jege askan wi. ndax ma ëpp temps rek temps boobu mu am di ko wàcc moo tax li mu war a liggéey mënu ko liggéey est-ce que yow bu fekkee ni da ngaa góorgóorlu ba bu nawetee nga liggéey fexe ba am say tool yoo xam ni bu nooree nga nekk ci di liggéey di am sa koom-koom est-ce que di nga am temps wu nekk grand place yéen a ma gën a xam kat am na grand place bu nekk ngumba boo xam ni boo ko bëggee gis rek demal toog xaar ko foofu man nag aw ma jot googu man je suis un agent de développement qui participe à la gestion de ce pays là mu aw ma jotu di toog ay grand place ak yu ma xamul. Par contre amul lenn lu xew ci commune bi ma am possibilité dem fa te demuma fa bu ma amul possibilité dem fa sama ndaw dina fa dem te li ma ca war a taxawee dinaa ko taxawee loolu moom ñëpp mën nañ ko seede. ñu gis sa programme dina wax ni gis nañ def nga ci ay jéego ndaxte gis nañu xale yi nga xam ci ñoom ñoo ne commune bu Ngourane gi yëpp jox nañ la bopp di wax ni maanaam seen wàllu nawetaan ñoom la ñu am te ñu ngi jooy li ñu naan stade donte mënuñu fi am stade bu grandiose ndax yow ci say programme say ambition bi nga am ndax boo jëlee programme nga leen defal leen stade bu ni mel bu ñu bëgg ñoom bu seen rêve. En tout cas sama ambition mooy li commune yëpp am Ngourane am ko sama ambition mooy dinaa takk sama ruban fu ma war a fëgg dinaa ko fëgg fu ma war a taxaw dinaa fa taxaw stade municipal boobu war nañ ko am dinaa def li ma war a def sama kemtalaayu kàttan te yaakaar naa ni su ma ci déployer effort yi ma ci war a def effort dinaa ko war a mën a am incha allah. face à la commune de Ngourane ñi nga xam ci ñoom ñoo fi nekk ñu góor jigéen mag ak ndaw yan message nga leen di jox le jour du 23 janvier. voilà comme li may wax toujours rek ci sama sortie yi dama leen di ñaax daal pour que ñu dal ñu xam ni démocratie la ñu nekk te population bi mooy décider population bi mooy fal bu ñu xastante amul njëriñ bu ñu xeexee amul njëriñ bu ñu saagantee amul njëriñ parce que 23 janvier dafa am 24 janvier le lendemain am te ñun ñëpp ñoo bokk suñu bokk en tout cas man maa ngi woote jàmm maa ngi woote ñu dal maa ngi woote du kenn yee fitna maa ngi wax sax bu ñu provoqué su ngeen déggee tey bi ma génnee ji ñaax même buñ la provoqué fekk la dóor la sax ne ko baal naa la ba élection yi jàll ñun yàlla ñaan yàlla mu nekk élection yu apaisé nekk élection yu libre yu transparent ku yàlla jox ndam li nga xam ni yaa ko jël yàlla na nu ko yàlla jox nag ñu continuer dund suñu dund bokk suñu commune bokk suñu mbokk àndandoo ñun ñëpp waat booloo nekk benn pour développer suñu commune. li may tëje rek mooy xanaa sant bu baax askanu commune Ngourane bi yëpp mbokk yi yëpp am di jàmm yi yëpp même adversaires yi sax ñu ngi leen di sant di leen jox nuyoo mais nag di beral nag cant ak nuyoo ak ngërëm la jeunesse de la commune de Ngourane parce que véritablement xaw ma lu ma leen lebal waaye fay nañ ma ko ba wis ma ko su ngeen gisee suñu convoi yi wax dëgg yàlla noppal nañu mag ñi pour ñoom porter combat bi les étudiants maa ngi leen di sant bu baax gis naa seen taxawaay ak encadrement yi ñu defandoo ak toute la jeunesse former ay caravanes sillonner tous les villages de la commune pour sensibiliser leen ci ni commune bi dafa war a jóge ci yeneen loxo
pour mën a changer xar kanam defe naa ni loolu yëpp ñoom amal naa leen jukkal jigéen ñi defe naa ni gis ngeen xëy na jàppale naa leen ci ay formation ak ay financement mais delloo nañ ma ko ba organiser ma benn sargal Kër Jom le 22 octobre bii passé yéen a nga fa woon li ngeen gis ngeen ko incha allah ñun nag ñu ngi defar suñu campagne di bëgg ko dox ci jàmm di ñaan yàlla seddal lépp yàlla bu kenn gaañu yàlla bu kenn loru et incha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous ci étape bi ngeen mën a participer mais surtout ci suñu meeting de clôture bi ñu war a organiser incha allah pour tëj nag campagne bi et jublu ci journée électorale bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu